mbokk yi asalaamaaleykum benn waxtu di 1h jot fii ci télévision Futur Média xibaar yu diggu bëccëg yi door kook li gën a fes mu di mbas mi mu ngay wéy di tegu jéego tey ji ñu nemmeeku ci lu toll kon li nga xam te ni moo di fukki doomu aadama ak ñett ñu ñàkk seen i bakken ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo xamante ni bi ñu leen testé ba noppi am nañ doomu jàngoro ji ci ñoo xamante ni testé gi lim gi tolli na ci ñaari junni juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom mbas mi nag di wéy kon di lëmbee fii ci réew mi COSYDEP ngi yëglu ci situation bi nga xamante ni l'école bi mu ngi koy traversé moom nee na kon ci jamonoy mbas mi la mu nemmeeku ci wàllu mesure barrière amul dara loo xamante ni respecté nañ ko école yi jéggi na dayoo waa COSYDEP nag ñoom doxoon nañu dem ba ca Matam ba tey ca Kaolack foofee nag mesure barrière yi ñu ngi koy respecté ndaxte ñu dénk kuréel gii di espace numérique ñoom nee nañu saytu nañu bu baax ba xool ni l'école ba li nga xamante ni moo di mesure barrière yi moom faaw ñu respecté ko lu ci mel ni takku masque ak yori zel coow jóg kon ci nemmeefteefu président de la république ci dindi li nga xamante ni moo di wil yi loolee nag tax bi nga xamante ni waa Tëngéej ñoom seen bopp diggante ñoo yor mairie ba ak ñi nga xamante ni ñoo di askan wi ami werante ñu ne ñoom jàpp ñu benn yoon li nga xamante ni moo di nag dindi commune bàyyi wil wala dindi wil bàyyi commune loolu ñu ne kon gisuñu benn njëriñam sport la ñuy jeexalee foofee nag jàpp leen ni jaraaf moom jàll na ci lii di barrage bi jëm nag ca coupe CAF kon jaraaf dana laaleek nag ki nga xamante ni moo di FC Platinium gannaaw bi mu daane kii di San Pedro ca dëkkam nag San Pedro moo ko daanoon ñaari bal ci benn waaye fekkoon jaraaf daal di koy kon fii ci Sénégal tembo ak moom mbokk yi lii mooy tënk li dañuy yaatal xibaar yi ñu dooree kook nañ ko waxee mbas mi kon jàpp leen ni Sénégal mu ngay yokki jéego fukk ak ñett kon gis nañ doomu aadama yu faatu tey ji mu di gulet record bi boo dee xool ñu ngi ko jàpp ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñetti ñam doomu jàngoro ji gannaaw ba ñu testé ci lu tollook ñaari junni ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom loolee nag kon mbas mi di gën a yokki jéego boo jëlee ñaari téeméer ak juróom-ñett ñoo xam te ni am nañ doomu jàngoro ji te xamuñu fuñ ko jëlee jeneen ji di téeméer ak ñaar fukk ñoo xam te ni cas contact lañu fanweer ak ñaar ñoom ñu nga réanimation leeral yi dañ ci ànd ak docteur Mamadou Ndiaye. ci ñaari junni ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróomi test yi ñu def ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif yooyu am nañ ci téeméer ak ñaar fukki cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jógee bitim réew mooy maanaam importé waaye am nañ ci ñaar téeméer ak juróom-ñett ñi nga xam ne ay cas communautaire lañu mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fu ñu ko jëlee wala ki leen ko wàll téeméer ak fukk ak ñaari malade ci ñu entré woon wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee fanweer ak ñaari malade ñoo nekk réanimation fukk ak ñett ñoo génn àdduna ba su démb ajjuma juróom-ñett fan ci weeru janvier bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk ba Sénégal wëññi na ñaar fukki junni ak benn ci cas positif ci ñooñu fukki junni ak juróom-ñett ak téeméer ak ñaar fukki ak juróom-ñett wér nañ si ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak ñeent téeméer ak fukk ak ñaar ci lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi. kon situation mbas mi noonu la tëddee ci Sénégal jàppale ni kon tey la ñu am nag li nga xam te ni moo di suñu record di guléet ci ñi am doomu jàngoro ji waaye ca Matam foofu itam situation école yi jaaxal waa COSYDEP ñoom ñi nga xam te ni yegg nañ foofe nemmeeku mbir yi nii gis ni li nga xam te ni rek moo di protocole sanitaire bi ñu tëral te ministère de la santé tëral ko respecté wuñ ko benn yoon mu jàpp ni li nga xam te ni moo di takkub masque ak raxas loxo yeeg li nga xam te ni dandante bi seetlu wuñ ko moom ki jiite COSYDEP kon demoon ca Matam leeral dañ ci ànd ak Ali Bandel ñaa ñaari fan rek gannaaw état d'urgence bi ànd ak couvre-feu ci région wu Dakar ak Thiès situation bi am ci bërëbu jàngukaay kii kat doy na waar ci école yu bare relâchement dispositif yi maanaam nañ doon xeexee mbas mi mel nañu sax dañ ko teg ci suuf mu di nag lu ñu war a taxaw ngir moytu musiba bi war a jóge ci ndaw yi ba dem wàll mag ñi loolee di xalaatu kii jiite kuréel gi di COSYDEP bi nga xam ni mu ngi amal tukkib nemmeeku fii ci diwaanu Matam. nañ foofu nga xam ne bërëb boobu nga xam ni boo jëlee Sénégal def ko ñett pàcc benn pàcc bi yëpp
moo ngi ci l'école bi bërëb boobu war nañ ko gën a aar pour ñun loolu mooy ànd ak tiitaange bi nga xam ne wax nañ ko ak mesures yi nga xam ne jël nañ ko. waaw parce que aar ko moom mooy fexe ba l'école bu ne am matériel bi koy gunge li nga waa kër docteur wax masque gel te gis nañ ni école yi manqué nañ ko loolu ñun wax nañ ni école boo xam ni 300 élèves la 100 masques kese moo fa am loolu xam nga àndul ak tiitaange bi nga xam ni teg lalu na fii ci biir réew mi aar ko moom mooy école bu ne war nañoo mën a fexe très rapidement ñoo ngi wax fast track def fast track ba nga xam ni da nga am ndox am gànnuwaay am gardien am femme de ménage loolu c'est un minimum bu fekkee wax nañ ñu ni couvre-feu am na mooy jàpp nañ ni kon président yëg na lu ñu yëgul et donc situation bi doy na waar bu doyee waar nag dafa war a feeñ dafa war a jëmm ci biir ni ñu gunge fi nga xam ni fa la xale yi ëpp fi nga xam ni fa la askan bi ëpp parce que comme ni ma la waxee boo jëlee Sénégal dafa ñeenti pàcc benn pàcc bi yëpp ñoo ngi ci l'école yi kon nag bu fekkee couvre-feu am na mooy situation bi grave te bu situation bi grawee lépp lu ñu doon aaree bu ñu doon aar école bi benn yoon war nañ koo aar ñaari yoon aar ko nag tegu na ci fexe ba école bu ne am matériel sanitaire bu mu soxla muy gel masque loolu Sénégal bu ko décidé mën na ko na nekk simplement une priorité nañu aar xale yi aar école bi aar jàngalekat yi bu ñu ko defee dana tax mbas bi du jaaree foofu. ab constat la bu dëgg lool ndaxte tey jii ci misaal ci région bu Matam lu dul yenn ci collège wala lycée daanaka masque moom amatul ci bërëb bu jàngukaay yu gën a suufe yi maanaam école élémentaire yi jàngalekat yeeg seen élèves ñu ngi wéy di laxasoo ci seen biir ñu relâché wu ci waxtu bi nga xamante ni mbas maa ngi wéy di gën a law ci diwaanu Matam. Ali Banel naa ca Kaolack nag jàppal ni foofee ñoom ñu ngay jël mesure barrière yi gannaaw nag am ab école boo xam te ni tijji nañ ko fa ñu tuddee ko espace numérique ñoom nag saytu nañ ni moment bi dafa jafe lool mbas mi di wéy di law ba tax na rek ñoom sàkku nañ ci seen i ñoñ ñu raxas seen i yoxo protocole sanitaire bi ñu respecté ko leeral yi dañ ci ànd ak Ibrahima Diame ak Fally Gueye. Université virtuelle bu Kaolack sóoraale na bu baax nag lii di mbas mi nga xamante ni mu ngi jàppa jonge fii ci diwaan bi booy dugg ci kër gi dispositif de lavage des mains baa ngi fi naka noonu dañu exiger képp ku nga xamante ni da ngay dugg si biir nga sol masque. koy respecté mais am na ña ñuy dëgër bopp moo tax du l'intérêt ñun ñu war si mën a veiller bu baax la sécurité ak bennoo bi ak ñun ñii nga xamante ne ay personnel lañ ñoo ngi si veiller bu baax da ngay génn gis koo xam ne yoru masque nga ne ko solal sa masque mu sol ko dañuy yor masque yi mais duñ sol ko mooy doon problème seen biir mais nag bu ñu demee ba nga xam ne dañoo war a dugg salle war a def ay examen def évaluation boobu noonu ça devient automatique. boo seetloo nag étudiants yi ci seen wàll muy ci biir salle de TDI wala bokk ci biir espace de révision yi en tout cas biñ fi teewee gis nañ ne respecté nañ bu baax a baax lii di colu masque bi. étudiants yi respecté nañu ko en quelque sorte. parce que avec administration bi si ndimbalu administration aussi ak membre Benno bi donc mettre nañ en place ay jumtukaay yoo xamante ni moom moo leen permettre ñu respecter des mesures barrières. ci buntu établissement bi itam vigile yi dañ leen impliqué bu baax a baax ci contrôle lii di mesures barrières yi. kenn du dugg fii di solo masque di jaaroo fee lave mais raxas say loxo ba mu set nga soog a dugg si biir. puis mesure barrières yi aussi ñu ngi koy respecté si biir. université virtuelle bu Kaolack nag am na jamono jële lu toll ci 2146 étudiants boo ci boolewul 2500 yi ñuy xaarandi atum ren jile ñuy woo ñëpp nag ñu daal di samonteeg lii di mesure barrières yi ndax fi mu toll ni de ci diwaanu Kaolack yëf yi doy na waar lool depuis début ba am nañ juróomi téeméer ak juróom fukki cas positif ñeent fukk ak juróom benn yi ñàkk nañ ci seen bakkan. bàyyi ko Kaolack dellu siwaat ci Ndakaaru dem ca Tëngéej foofu lay xam ngeen ni nemmeefteefu président de la République mu di dindi lii di wil yi tax nag indi coow ci diggante ña ngànk mairie ba ak ñi nga xamante ni rek mooy waa askan wa ca Rufisque Est la coow la waxtaan wa moo di lañ fa yëkkati rek ni kon lii di dindi commune yi bàyyi wil yi wala li ni mel loolee amut nag benn njëriñ dañ ci leeral yi ak Ousseynou Thiam Ahmadou Bamba Samb. ca Rufisque Est lii di proposition nag nee na lii di commune yi bàyyi fi li nga xam ne lii moom mooy ville bi neexul benn yoon autorité municipale diwaan boobu rawatina nag lii di askan wa ci ab assemblée générale ñoom nag nee nañ bëgguñu loolu tey. mais liñ ci xalaat mooy ñi ko wax dañu wax ne dañu juum wala dañu xamul parce que tey bi ñu oowee population commune Rufisque Est ñu tase ci seen majorité yëpp écrasante majorité dañu wax ne communes yi. dañu war a exister parce que communes yi la ñu sentir communes yi ñoo leen jege seen i jafe-jafe communes yi ñoom ñoo koy régler li nga xam ne nekk na ci maire yi ñu koy wax muy ñëw ci ñoom ci communes yi lañ ko gisee donc ñoom xalaatuñu ñoom ko au contraire li ñuy wax mooy moyens yi nga xam ne dafa nekk ci ville nañ ko tas ci communes yi pour que communes yi mën a jël mën a jouer seen i rôle.
ci kàddu yi kii di maire Rufisque Est lii di ville bi nag exécuté na ay milliards yu bëri ci atum 2002 ba léegi waaye nag nemmeeku ñu fi nag benn investissement rek bu am solo fii ci diwaanu Tëngéej. depuis 2002 depuis ci Njawar ak léegi man maay actuellement le premier adjoint au maire de la ville de Rufisque tey Rufisque ci diggante boobu lu mat 80 milliards waxuma ay budget de mais de exécution lu ñu exécuté 80 milliards exécuté nañ ci ville de Rufisque. mais boo boolee seen def ci investissement laa wax muy defar ay tali defar tabax matul 4 milliards. mu doon ay élu ak ay askanu Rufisque Est ne dëppoo nañu nag ak état bi nga xam ne bii dafa bëgg a neenal lenn ci ay ville renforcer lii di communes yi. Ngadiaga nag askan wa yeewoo ca village Pël ñoom nga xam te ñu ngi leen duppee Jëlëk Pël ñoom ne nag ñooy sàkku ca coalition jot na mu ñëw wax ci seen i jafe-jafe yi nga xam te ni ñu ngi koy dund gannaaw nag bi nga xamante ni rek am na ay teen yoo xam te ni teen gaz la ñu ngi tàkk tollu tey ci ñaar fukki fan daanaka nag nguur gi jëli nañ nga xam te ni moo di ay expert wala sax usine wi nga xam te ni moom yooyu la teen jëli ay expert yu bàyyi ko États-Unis ay ingénieur ngi ñëw rek fay yooyu la waaye boobu ba tey fayul ba tax na nag askan wa ñu ngay dund ay jafe-jafe sàkku ca coalition jot na ñu ñëw wax ak ñoom leeral yi ak Cheikh Anta Diop. ñu ngi fii ci Jëlëk Pël soriwuñu loon teenu gaz bii di tàkk oto sapeur pompier yi ñu ngi taxaw duy ndox matériel bu ñu jëlee ba États-Unis lépp ñu teg ko ingénieurs yeeg expert ñi ngi ci waar wi lu toll ci ñaar fukki fan a ngi nii de teenu gaz bi mi ngi tàkk di wëlwëli. c'est vrai que Ngadiaga ak Jëlëk Pël ñoo dend mais nag ñun dañu ñëw Jëlëk Pël surtout ñoo gën a sonn ci mbir mi fagaru balaa ngay lakkale waroo bàyyi ba nit ñi dee nga doon ne pourtant ñi ngi doon jéem wala dara déedéet boo xoolee tàkk-tàkk bi fi mu am suñu ginnaaw ak dëkk bi amul dara lu dox seen diggante yàlla rek moo ñuy sàng sutura ba lii am ñoo ngi gis sapeur pompier yi ak ñi nga xamante ne nii dañu ñëw pour assister dëkk bi sax mënuñu am accès ñi ngi toog di xool di jéem mais mënuñu am accès loolu nag dafa laajoon ay investissement yu am solo yi nga xam ne ñi fi ñëw entreprise bi fi ñëw di exploiter gaz bi ñoom ñoo ko waroon def ba lii bu amee kenn du wax problème mu sécurité population yi mais lii ku ko gis jarul sax ngay nekk technicien da ngay xam ne population yi nekkuñu en sécurité. mi ngi sàkku nag ci nguur gi mu taxaw bu baax askan wi yeewoo fii ci Jëlëk Pël ak Ngadiaga ba entreprise yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii di fi génn gaz lépp lu leen warloog askan wi ñu def ko. comme ci seen suuf la gaz bi nekk ñoom ñu jege ko. mu jël seen i tool jël seen i kër dañoo waroon a fexe ba jàppale leen tey ñoom ñu nekk dans un périmètre de sécurité bu leer ba pare am ay conditions de vie yu baax. jamono yi askan wi nag tiit nañu lool ba ku ci nekk nag yaa ngi toog sa kër jàkkaarloog safara si di xaar ñu mën koo fay. Cheikh Anta jërëjëf dañuy dem ca fa nga xamante ni moo di département bu Podor foofee nag lëkkaloo nguur gi ak li nga xamante ni moo di Turquie yi tax ba yenn ci village yi yu ci mel ni Mbantu Lerabek Ngawle am li nga xamante ni moo di ndox gu njëkk nag ci seen dund loolee tax nag yeneen village yi nga xamante ni ñoom it amuñu ndox ñu ngay sàkku ñu wutal leen ndox ndax seen i jigéen dañuy sonn lool ngir wëgg dundal jur gi dundal njaboot gi itam ay kilomètre la ñuy def ngir am ndox dañ ci ànd ak nag Ousseynou Diop ak Habib Seck ci ay leeral. ñu doon ay dëkk yu bare nekk ci région bu Saint-Louis département bu Podor di Mbantu Lerabé Ngawle ñoom nag ay jafe-jafe lañ daan am ci wàllu ndox daan def ay kilomètres yu bare ngir mën ko am wala boog wëgg seeni ay jur léegi nag loolee mën a dakk ndaxte ñetti forage lañ leen taxawal toll ci fanweer ci ay millions. ñuy ñaan nag mooy ñu amal ay extension ngir yeneen i dëkk yi nga xamante ñuy nekk ci gox yi di am jafe-jafe ñu mën leen jàppale. yëpp ñi am benn réseau bi nga xam ni dina dem ba 1 kilomètre wala 1 kilomètre 500 pour jur yi. ak jigéen yi ak xale yi ñu bëgg def agriculture ak maraîchage yi mun utiliser ndox ñi yeneen dëkk yi aussi yu ñuy jege yi nga xam ni ñoom ñu amul ndox mun am utilisation ndox yi am foofu ay borne fontaine am foofu ay robinet. ci kàddu ki yore wàllu hydraulique ci diwaanu Ndar Géej saytu bi mën na yomb waaye nag askan wi ñoo ci war a gën a dugal seeni loxo ngir beneen jafe-jafe mën a am. ñun défi boobu laa leen lancé ñun ñëpp défi boobu laa leen lancé mooy gestion ouvrage bi su taxawee du baax ci ñun du baax seen tamit si yan. ñetti forage yi leen nag ay doomu turc ànd ceeg état bu Sénégal ñoo ko taxawal ñoom nag li leen di ñaan mooy askan wi nekk ci gox yu ni mel ñu gën a dugal seen i loxo ci wàllu saytu bi. yéen waa Lerabé yéen waa dëkk bi waa tund bi mooy lii ku la ko may waaye sas na la daf la ko may waaye sas na la sas bi mu la sas nag mooy nga njëriñoo ko ndax ñu mën koo njëriñoo faw ñu sàmm ko saytu ko.
page yu ni mel nag dina jàppale askan wi nga xamante ni ñoo nekk ci Podor fii lañ daan nemmeeku mooy ay jafe-jafe yu mag lañ doon am ngir mën a am ndox moo xamante ni moom la ñu naane wala boog ñu wëgg seen ay cur ay doomu Turquie yu bokk ci association bi ñu duppee Turquie Diyanet Vakfi ak réewum Sénégal ñoo dugal seen loxo seeni poos ngir mën leen a jàppale. Ousseynou kon bu ñu jógee Ndar dañuy wàcc ci bët Saalum réew mi rawatina Kolda foofee nag bëri na kon ay doomu immigré sénégalais yoo xam te ni sax ñoom seen bopp ñu ngi woon bitim réew bu ñuy ñibbisi dañuy ànd ak ay jafe-jafe ñenn ñi bokk na ci kon feebaru xel la ñuy indaale ak yenn loru yi nga xam te ni jëlee nañ ko foofee ca bitim réew ba tax na nag doomu Kolda yi daje daal di ramal ay atelier ñu ne ngir rek ñaax ndaw ñi xool naka lañ leen di tàggatee ba ñu mën a dimbali ñu mel noonee rek nga xam te ni bu ñu ñëwee am feebaru xel ñu xool naka lañ leen di def daal ba nees jàppale leen dañ ci ànd ak Abdoulaye Diallo. Kolda doon diwaan fu wàllu tukki jël gaal am solo lool te mu am ñu bari ñu seeni yoon antuwul te ñu dellu ca seeni gox ci ñooñu ñenn ñi amee ay jafe-jafe ci wàllu xel ngir jàppale askan yu ni mel loolu tax a jóg waa COPI. aussi di xool acteurs yi nga xam ne ñooy aar nit ñi naka lañ leen di mën a tàggate ba ñu mun di gis ay migrants de retour yi nga xam ne dañu ñibbisi ak seen xel taxul ko dañu bàyyi seen xel ci ginnaaw naka lañ koy def ba ñu mun ko jotaat pour dellu ci seen liggéey. dañ leen di gunge ngir dalal seeni xel. d'abord ci jël nit koo xam ne xam-xam dafa màcc pour déglu nit un psychologue pour mun a wax lan mu nekk ci biiram d'abord pour mu mun ko génne mais aussi su jaree tamit ñu yóbbu ko hôpital danañ ko def fay ordonnance am yi ak jox ko toppatoo bi war yépp ba nga xam ne moom daal dina jotaat xelam. xam nga wàllum xel dafa am ay niveau bu njëkk bi mooy niveau psychologue bi nga xam ne kooku war nañ ko faj te soxlawul garab mais ñu sax niveau boobu moo ñu gën a intéressé c'est-à-dire wax ak ki feebar mbala ki nga xam ne xelam toogul wax ak moom ba xelam dellusi moo ñu gënal mais beneen niveau bi nag mooy niveau bi nga xam ne mooy psychiatrie bi foofu il faut que mu jël ay garab. fii ci diwaanu bu Kolda yi nga xamante ne ñu bari dañuy jël gaal yi jël dugg ci gaal yi dem migration clandestine donc am na ci ñoo xamante ne dañuy am désespoir ñibbisi. fekkee c'est lu ñu bëggoon antuwul donc ndaw yooyu noonu soxla nañu ñu jàppale leen ci réinsertion socio-économique soxla nañu ñu jàppale leen ci soutien psychosocial maanaam ñu jàppale leen ngir désespoir bu ñu am ñu bañ a xaddi. loolu waral wàllu xeex tukki jël gaal am solo lool ci jamono ji ñu toll nii. Abdoulaye Diallo jërëjëf ñu jàll nag ci beneen ponk mu di wàllu tàggat yaram foofee jàppale ni kon Jaraaf amal na li nga xam te ni guléet xëy na ci dundam mu am ko moom club boobule mu di jàll ca 16e de finale yi nga xam te ni moo di barrage Coupe CAF moom Jaraaf nag kon dana dajal ki nga xam te ni moo di FC Platinium moom fukki fan ak ñeent la ba jàpp ñaar fan ak benn ci weeru février di weer wi ñu dëkkmal Jaraaf moomee nag moo daal di éliminé ki nga xam te ni mooy San Pedro ngir qualifié jàppale ni dëkkam la demoon foofu lay ñu daal di koy daan ñaari bal ci benn waaye fekkoon na Jaraaf am poñ fii ca ba mu leen di dal ñu wax ci ponk bu mujj ci xibaar yi mu di wàllu làmb Kaolack la ñu jëm foofee kon ngir làmb ji yokku faaw ñu am nag ay kuréel wala bërëb yoo xamante ni daañu ko bëree foofu lay loolee waral nag njiitu CNG moom dem nemmeeku yenn ci gox yi jàpp ni nag la mu seetlu rek mooy ca foofee ca région yi li ci ëpp ci stade ya fa ne ay stade omnisport la maanaam stade yoo xamante ni xeetu tàggat yaram ñu ci bëri mën nañ ko fee def waaye loolee moom jàpp na rek ni kon maire yi nañu yëkkati si seen jaba seen yoxo dugal bu baax a baax kon ngir mën a amal li nga xam te ni moo di ay bërëb yoo xam te ni gone yi daañu fa bëree mu di ay arène municipale kon dañuy ànd ak ki nga xam te ni moo di Ibrahima Diame ak Fally Gueye moom mi nga xam te ni laaj na kii di président CNG mu tontu. région bu nekk am na stade te stade yi stade omnisport la waxuñu stade bi liiri lañ fiy def alors donc de ce fait damay ne am na infrastructure maintenant bon nga mayoo ma gërëm am na maire yoo xam ne sax dafa nañu ay arène seen localité ma gërëm leen sant leen ci loolu alors am na ay arènes yoo xam ne ñu ngi fii ci région bi d'ailleurs Kaolack mais man fi mu bëgg a waxee rek mooy que ne man xëy na waaw ñi ko mën daal ñu defar seen région nekk ay région lamb vraiment ñu tabax ay arènes bon xëy na da nga ma laaj Kaolack parce que Kaolack laa dëkk c'est vrai mais maintenant c'est la dimension nationale qui prévaut alors donc foofu noonu stades yi nga xam ne c'est des stades régionaux par exemple yooyu bon am na mën nañu fa pratiquer lamb donc là on n'en souffre pas et parce que mosuñu dégg ñu ne waaw fii war na am lamb mais amul ko mais ci infrastructure franchement gëm naa également que am na local mënul ñàkk foofu ndaxte ñooñu li ñuy tëgg lamb dafa bari
am na localité yi ñi ma gën a jege mooy waa Gandiaye par exemple ñoom nañ seen arène de lutte am na feneen foofu nañ ko aussi amoon arène am bon Diouroup am na arène bu fa nekk et cetera bon donc gëm naa daal ne bu ñu démarré saison bi incha allah yu bëri dina leer. kon Bira Sène di njiitu CNG doon addu ci micro Ibrahima Diame mbokk yi fii ñu yemale xibaaru diggu bëccëg gi jox leen dig daje kon 19h30 danaa fi dellu si daal di faram-fàcce li ci xibaaru marax yi 20h kon ngeen ànd ak équipe rédaction bi ba tey des tuuti kon ñu wéyal suñu programme yi fii ci télévision Futurs Médias jaa ngeen jëf.